mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd avec ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar bokk na si li si gën a fës tey ca pencu ndaw réew ma député yi daal di nañuy voté loi bi may ñiitu réew mi mu daal di jël dogal yi aju ci yoon ngir xeex Covid 19 jëwriñ ngi ñu dénk wàllu yoon moo ko teewe woon li mu député yi teewoon ca penc ma nag tey dañu ko wàññi ngir sàmmonteeg ay digle kër docteur. ci bésu tey bi fukki nit ak juróom daal di nañuy dolleeku ci li mu ñi am coronavirus fii si Sénégal si ñooñee kenn ki bitim réew la ko jëlee fukki ak ñeent dañu leen ka wàll mu am nag juróom yu wér suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moo di njiital cabinet bu njëwriñ bi ñu dénk wàllu wér gu yaram Sénégal nag ne ci tiis coronavirus am na ku mu faat ci njëkk ci ay doomam mu di Pape Diouf Khalilou Fadiga mi fi nekkoon numéro 10 ci équipe nationale bu football di koy jooy daañu teewlu ay kàddoom ci bii lay xibaar. toxum cigarette ak lorange yu mu àndal bu rombee cancer hypertension ak yeneen i jafe-jafe yokk leen si ne jot nañu ne mën naa gaawal lawal coronavirus daañu ko waxtaanee yaatal ji Inès Kis lay doon. mbokk yi daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko junjee ca booba ca penc ndaw réew ma tey député yi daal di nañuy voté loi bi mbay njiitu réew mi mu daal di jël ay dogal yu soxal nag li nga xamante ne moo aju ci wàllu yoon ngir xeex rek Covid 19 jëwriñ ngi ñu dénk wàllu yoon moo ko teewe woon tey nag li mu député yi néew ci bile assemblée dañu ko daal di wàññi ngir rek daal di sàmmonteeg ay digley kër docteur. ñu wéy ba tey ci xibaar yi ngeen baal ma mu am fukki nit ak juróom yu am yokk ci limu ñi am coronavirus fii ci Sénégal kenn ki nag daf ko jëlee bitim réew fukki ak ñeent dañu leen ka wàll suñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Waly Diouf mi ñu xamal ne am na juróom yu wér ñu teewlu ay kàddu. mardi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020 ci fukk ak juróom ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukk ak ñetti simili Sénégal am na décès bu njëkkam ci Covid-19 mu doon monsieur Mababa Diouf ñu gën ko xam ci turu Pape Diouf ci bésu tey bii mercredi 1er avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom test yi ñu def fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam benn cas importé muy ñu jóge bitim réew dugg ci suñu réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi juróom ñaari ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye ñaareelu cas bu grave bi nga xam ne wax nañ ko keroog ci le 30 mars 2020 évacué nañ ko démb ci demande famille am ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi ñu njëkk a am Sénégal woññi na téeméer ak juróom-ñeent fukki cas ñeent fukk ak juróom wër nañu ci mu des téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonte ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe. baayam dafa ko gënoon a gis si mu doon ab takk der waaye nag moom mbind mi la gënoon a gis moom moomee moo di Mababa Diouf ñu dal di ko gën a xam ci Pape Diouf gannaaw nag ba mu nekkoon agent wu joueur nekk njiital ki nga xamante ne ni li nga xamante ne ni moo di Olympique bu Marseille moom Pape Diouf moomee doon amoon taxawaay bu am solo fi nga xamante ne ni moo di Marseille ndax doon na laaj mairie bi ci atum 2014 daañu ci dikk suñu yeneen jotaayu xibaar ak Amagor Robert Niang mi nga xamante ne moo ñuy gën a xamale ak moom ñu xuus ba tey ci xibaar yi ki nga xamante ne nag moo fi nekkoon numéro 10 bu équipe nationale bu football di Khalilou Fadiga moom mu ngay jooy ki nga xamante ne moo di Pape Diouf nag doonoon ki nga xamante ne dafa nekkoon agent wam nekkoon lu raw baay ci moom doonoon itam magam ndax moom sax boo dee xool moo daldi woon lijjanti li nga xamante ne ni moo di transfert am ci Inter de Milan laata nag mu di am wopp googoo ko tere woon dem foofu
foofule ñu daal di teewlu Khalilou Fadiga ci kawam ak Alassane Samba Diop. Avant tout, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à ses dañuy enfants, njëkk jaal sa ak famille. njabootam ak ay jegeñaaleem nekkoon na koo xam ne dina jafe loolu ñu wax ci moom jamono ji ndax ku ñu jàppe woon doom la ñu nit bàyyi lañ ko jàppee relation bi ñu amoon ak moom tamit yaatu woon na La lool. relation que j'avais avec le grand pape, qui avait toujours ce mot très affectueux pour papa la woon ci man ku ma doon jàngal lu bari la royukaay la woon ndax yaakaar naa amul kenn ko xamante ni bii mënoon nga am doywaay boo xam ni bëggoo woon a nekk tey Pape Diouf ndax ku woyofoon la waaye tamit ku amoon xam-xam la te ku baaxoon la tamit ku yaatu woon la di dimbali ñu bari. Comme je disais, Pape Diouf, ce sont ce genre de personnes qui mooy genre nit ñi nga xam ne donte dañoo nekk ci jongante waaye dañuy garder saa su nekk li nga xam ne mooy di seen ngor ak seen diine nekk koo xamante ni bii ku yaatu woon la man moom amoon na mbégte yi lool bokk ci joueurs yi nga xamante ni bii ñoom la doon taxawu ci at yu bari. fierté d'avoir été un de ces joueurs dont il s'occupait pendant de nombreuses années. Cela nous a rapprochés. loolu nag moo taxoon ñu taxawoon ñu ñaar te noonu la ñu taxee woon ba li nga xam ne noonu lay sàngoo suuf li nga xam ne moom laa am ci moom cofeel gi ma am ci moom ba léegi mu ngi des nit la koo xamante ni bii ku màggoon la nit la koo xam ne ku amoon dayoo la. C'était une très très grande personne et donc les mots sont difficiles mais je sais que. kàddu yi daal dina jafe loolu ngir yëkkati ko jamono ji waaye daal li ñu mën a jàpp moo di nit ñu mel ni Etienne Mendy Thierno Seydi soxnaam Oumy Gueye ak doomam ji ak yeneen doomam yépp yaakaar naa jamono ji xam nañu ne amoon nañu waajur wu am njëriñ borom kër bu jege woon ak njabootam koo xamante ni bii fonkoon na ñëpp waaye tamit bàyyi woon na ñëpp xel. Que son âme repose en paix. am na ay doomi Sénégal yu faatu ci bitim réew ndax mbasum coronavirus bile lu ne mel nag jëwriñ gi ñu dénk wàllu sénégalais yi nekk bitim réew moo ko xamle mu nekkoon nag ganu matinal bu iRadio ak ITV ki nga xamante ne moo di Moïse Sarr nag xamle ne nguur gi mi ngi def kéemtulaay kàttanam ngir daal di delloo si néew yooyu le du sa yam dana fexe itam daal di jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bitim réew di ay doomi Sénégal jaare ko ci force Covid 19 Cheikh Assane Fall ma Fall. doomu Sénégal yu nekk ci bitim réew seen nekkin nekk na loo xam ne jaaxal na loolu nguur gi le surtout nag ci jamono joo xam ne feebar bi moo ngi dicté luwaawam ci àdduna bi yépp waaye ak nu mu mënti demee nguur gi fasul benn yoon bàyyi doomam yooyee ci noonu rek fas na yéene jàppale leen ci nu mu mënee. njiitu réew mi ci priorité bi la ko def bu mu jëlee 69 milliards nekk lii kat pour kër yi nekk ci biir réew mi la dafa ne ñi nekk bitim réew aussi duma leen bàyyi. am na enveloppe boo xam ne dégagé na ko man ni may xalaat kay moom mooy peut-être ñoo xam ne peut-être amuñu kayit ñoo ngi def suñu kéemtulaay kattan pour ñu assister leen. su dee ni sax àdduna bi yépp dem beeg dikk bi taxaw na Sénégal moom xam ne amagum na ay nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci bitim réew te coronavirus bi yóbbu leen dina def lépp lu ci war ngir kooru ñooñee ñu mën leen andiwaat. effectivement am na ñoo xam ne yàlla jël na leen. ci feebar bi ci rapatriement corps yi loolu aussi am na jafe-jafe yoo xam ne ñëpp xam nañ ko parce que bu ñu demee nag ba fay tëj aéroport maanaam dikk bi ak dem bi métti donc loolu rapatriement dina xaw a jafe mais nag am na lu ñu naan fret mais ñun bu ñu amee loolu dañoo commencé di négocier ak ñooñu pour vraiment bu ñu amee ñoo xam ne dañoo décédé bitim réew waaye avion bi buy ñëw comme du yor kenn ñoom ñu mën a rapatrier indiwaat corps yooyu def nañ ko France weekend passé rek am na yu mot fukk ak juróom wala fukk ak juróom benn corps yoo xam ne ñëw nañ. ku nekk fa nga nekk nga am responsabilité te mën a jàppale sa morooma lii de mooy ñaari mbir yoo xam ne sénégalais yi nekk fii ci biir réew mi ak ca bitim réew war nañ cee bàyyi xel ngir ñun ñëpp ñu mën a booloo daan Covid 19 bi lee. ni ma leen ko waxee sànq moom mi nag baayam ab takk der la bëggoon mu doon waaye moom mbind mi la gënoon a gis moom moomee moo di Mababa Diouf ñu gënoon ko xam ci Pape Diouf nekkoon fi njiital olympique bu Marseille nekkoon fi it agent wu joueur gannaaw si loolu mu doonoon ku nga xamante ne ci atum 2014 doon na laaj mairie bu Marseille Pape Amagor Robert Niang moo ñuy gën a xamale ak moom. di woon taskatu xibaar agent de joueur nekkoon itam njiital club football bi di olympique bu Marseille
Mababa Diouf mu ngi gane ci àdduna ci atum 1951 ca réewum Tchad benn at ginnaaw ga ay waajuram dellusiwaat fii ci Ndakaaru kii di waajuram bu góor dafa mësoon am yéene doomam bii di Pape Diouf jël yoonu l'armée waaye bu mu màggee Pape def tànneefam jublu métiem tasum xibaar li ni mel mu ngi koy dooree ci kër yëglekaay bii di la Marseillaise mu def ay jéego yu am solo tax ba ñu dénk ko lépp lu jëm ci xibaar yu ñeel club bii di OM at yu bëri yu mu yëngu ci wàllum football tax mu am xamel ak joueur yu bëri si noonu ginnaaw liggéeyum tasum xibaar mi si la jublu di organiser ay jubilé yu joueur africain yu bëri laata muy doon agent wu joueur ku si mel ni Joseph Antoine Bell wala Basile Boli wóolu ko si noonu la Pape Diouf sosé mondial promotion si atum 1989 tax li mu joueur yu mu daan taxaw gën a yokku Marcel Desailly Didier Drogba wala Samir Nasri jaar nañ ci ay loxoom. si atum 2005 si lañ koy tabbee mu jiite club bii di Olympique de Marseille xarañteefam taxoon ba boobile équipe teguwaat ci yoon bu baax ci kilifteefam OM jotul a am benn raaya waaye bokk na ci jongante Ligue des champions yu bëri loolee taxoon mu bokkoon ci njiitu club yu gën a xarañ ci àdduna bi ci atum 2009 la tàggook bile club di Marseille. Pape Diouf nekkoon na itam di daagaan mairie bu Marseille ci atum 2014 ñu tabboon ko mu jiite benn kuréel bu ëmb ay doomi Marseille mu amee woon jàngoroy coronavirus ju ko sonaloon lool ba ñu sampaloon ko machine ngir mu jàppale ko mu mën a noyyi si noonu lañ ko bëggoon rawale ca tugal waaye roppalaan ba mujjul naaw Pape Diouf mujjee ñàkk bakkenam ci suufu Sénégal. Amagor Robert Niang jërëjëf ñuy ñaan rek mu dëddu njabootam ak jàmm tëxum cigarette ak lorange yi mu àndal mel ni ki cancer hypertension ak yeneen i jafe-jafe yokk leen si ne mën naa gën a gaawal lawal li nga xamante ne moo di woppi coronavirus Cheikh Sall jot nañu koy gëstul. saxaar suy xëre te di rongat ay bopp di wéy di ëlëm tuxkat yi ak jàngoro coronavirus ci wàll ci àdduna bi yépp nag ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo cigarette di tux ñoom jàpp nañu ne dañoo exposé wu dëgg ci téeméer boo jël juróom jàpp fukk ak ñaar ci yooyu lay tuxkat ñu ngi nekk ci ay risque dëgg bu ñu amee li nga xam ne moo di jàngoro coronavirus ja mën nañ see yegg réanimation wala sax ñàkk seen bakkan. dugal ko ci gémmiñ bi n'est-ce pas parce que cigarette bi lay dugal donc saa bu laalee gémmiñ gi virus bi daf koy mën nga dugal ko gémmiñ gi ci bakkan bi donc contamination bi dafa gaaw et dafay bari de la même façon ki nga xam ne dafay tux chicha. kooku moom tamit même chose la c'est-à-dire non seulement moom dafay contaminer boppam mais képp ki nga xam ne dafay jëfandikoo ambo bi nga xam ne ñoom dañ koy partager ñoom daf leen di wàll. tux dafay tax wàllante gi gën a bëri ci coronavirus bi waaye tamit faagaagal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo. ki nga xam ne dafay tux xëtër bi dafa am bronchite chronique di dafay yàqu donc aussi virus bi bu duggee ci seen biir yaram dafay gaaw dem et dafay gaaw yàq seen poumon. jamono ji kuréel gi saytu wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi yépp nag ñu ngi xeex bu baax a baax jëfandikoo cigarette nekkul rek ngir ki koy tux waaye tamit am na yeneen jeexital yu baaxul yu muy am ci ñi nga xam ne ñoo ko jege. moom mooy aussi diffuser feebar bi ci entourage am parce que su ngeen nekkee groupe ngeen di tux passante cigarette bi parce que am na ñi nga xam ne dañuy passante cigarette bi waxuma sax chicha bi même dañuy tux passante cigarette bi ñooñu dafa leen di wàll mais ñi nga xam ne dañuy tux. te ñu am feebar bi te du ñëpp ñu am feebar bi ñooy am symptôme c'est-à-dire ñu am ay signes ñooñu mën nañu continuer di wàll nit ñi ci biir société bi loolu dafa am important dafa am solo ñu xam ko ñu bàyyi ci xel pour que ñu arrêter cigarette bi ñu bàyyi di tux parce que sinon dañuy continuer di wàll nit ñi di wàll yeneen ñi ci feebar bi di gën daw ci suñu réew di law ci suñu biir réew. bàyyi tux daanaka tuxkat yépp seen xel mu ngi ci. waaye jamono ji moom ragal nañu lool ak jàngoro coronavirus ja tax géej mi nga xam ne fukki at ak juróom a ngi nii muy jëfandikoo cigarette di si wane njàqareem. corona bi moom vraiment fi mu toll nii ñun ñëpp jaaxal na cigarette si nag moom vraiment bu ma sañoon tey ma arrêté tux bi tey ma arrêté tux bi mais doo comprendre des fois da ngay jékki-jékki doo xam sax la moo ci dugalaat mais man daal maa ngi jéem ñaan yàlla mu
fexe ba bàyyiloo ma cigarette parce que moom rek laay wër fi mu toll nii. arrêté tux tax sama famille bañ a am corona moom vraiment tey mën naa ko def ndax rek bañ sama famille lor sama famille ci benn côté même bu dul woon corona bi sax man dama bëgg arrêté tux quoi sincèrement. waaye bu fekkee ne njàqare nekkul ci boppu toxkat yépp moom jafe-jafe yi mu leen di mën a jural kenn natable wu ko. bu fekkee kii di tux dafa am feebar bi am coronavirus bi def détresse respiratoire bi nga xam ne nee naa la noonu lay reyee nit ki mooy insuffisance respiratoire ñooñu du ñuy dem ci suñu réanimation yi il faut ñu yóbbu leen ci centre spécialisé yi mu ngi dépendre aussi de disponibilité est-ce que ñëpp mën nañu am matériel pour ñëpp. il faut on les intube c'est-à-dire bu fekkee toll nañu niveau il faut ñu yóbbu leen il faut ci réanimation rek la ñu mën a nekk réanimation intubation ventilation loolu rek moo leen mën a sauver leen amul benn solution appareil rek mooy ventilation mécanique bi loolu rek moo leen mën a sauver parce que seen poumon dafay nekk à un stade bi nga xam ne dootul attan dara donc il faut ñu suppléer ko ak intubation ventilation bi. réewum Sénégal jamono ji ci jàngoro coronavirus ji ñu ngi naan ñu am nañ ñaari cas yu garaaw maanaam ñoo xamante ni bii seen bakkan mu ngi ci xottu gerte te loo xam ne mën naa wéy la bu fekkee ne wàllante gaa ngay gën a bari te wàllante googee tuxum cigarette gi mën na koo yokk. Cheikh Sall jërëjëf si jamono gi nga xamante ne àdduna si sépp ñu ngi wër ana ban ñàq moo aay ci mbas mi di coronavirus borom xam-xam bi di Lansana Konaté moom dafa jàpp rek ne lu ni mel du yomb lool ci dëkk yi nga xamante ne bariwuñu doole mel ni ki Sénégal ba tax na nag mu di sàkku ci askan wi ñu daal di gën a moytu Lansana Konaté la ñuy teewlu ci micro Cheikh Assana Fall. vaccin bi génnagul d'abord ñi ci liggéey dégg ngeen ko nee na ñu ngi ci gëstu yi pour def ko déjà. mais su fekkee ne sax dem nañu ba mu génn parce que vaccin bi comme ni nga ko waxee dafa am ñoo xam ne dañuy jël seen xaalis di ci dugal fay ay nit di ci liggéey bu ñu demee nag ba gëstu ba trouver dañ koy jaay bon njëg bi est-ce que dina mën a yomb ci ñun wala déet bon pour le moment egguñu foofu amuñu garab amuñu vaccin mais pour le moment li ñu def mooy li ministère bi digaalee nit ñi nañu déglu conseils yi gars yi di jox maanaam ñi seen xam-xam màcc ci mbir mi. su ñu nee fi ñu nekk nii la dañuy moytu suñu kem kattan moytu contamination yi maanaam mesure barrière yi ñuy wax. 15 jàpp leen ne benn la ci numéro yi nga xamante ne nag képp ku jot ne da nga am coronavirus si ngay woote mu doon nag numéro bu nga xamante ne mi ngi nekk ci SAMU national bokk na itam si li ñuy jot mu di ay téeméeri woote bés bu jot ñu daldi si teewlu Oumar Kane ma Fall. soo leen woowee 15 bu SAMU national ñii ñoo leen di wuyu. maaleykum salaam waaw sëñ bi waaw. ay appel yoo xam ni dañoo yokku ba jéggi dayoo fan yii ndax coronavirus. ay appel yu mel ni soxna si wootee ngir laajte ndax borom këram mi ñibbisi woon Belgique depuis le 18 mars mën na génn doxi ay soxlaam ginnaaw fukki fan ak ñeent mu beru te gisul benn signe bu coronavirus. maintenant lui présentement il est où. moom instant bi fan la nekk. donc dafa isolé wu kër grande sœur léegi da nga koy woo nga ne ko mu woote 15 mu signalé boppam ñu ñoo defal ko prélèvement moo gën a woo. 72 ans wala itam soxna si woote am juróom-ñaar fukki at ak ñaar te mu wone ay symptômes yu jege coronavirus. ok vous toussez ou bien. da ngay sëxët. Vous toussez, mais d'accord, ok. Dyspnée, difficulté respiratoire. da nga am jafe-jafe nooyi. Difficulté respiratoire. Mal de gorge. sa baat day metti. sa yaram day tàng. Et la fièvre. ok xaaral ma passe le médecin bi. Non. Ok, donc je repasse le médecin. appelam bi ñu transmettre ko médecin bi. ngir mu am ci lu gën a leer ginnaaw waxtaan bi muy am ak médecin bi la ñuy informer cellule d'alerte bu ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram ngir mu toppatoo cas suspect boobu. bu paree nag léegi après moom la ñuy transférer au niveau de la cellule d'alerte fiche boobu léegi ñoom bu ñoo koy traité pour jël décision yi nga xam ne moom moo war a am ak district bi nga xam ne foofu la affaire bi am. ci semaine 22 jëm 29 mars 2020 cellule de régulation bu SAMU national jot na transmettre cellule d'alerte bu ministère de la santé téeméer ak juróom-ñaari fukk ak ñaari alerte yu coronavirus mu nekk service boo xam ni day fonctionner 24 heures sur 24.
Oumar Kane jërëjëf. Askan wi nekk ci vallée bu Anambé ñoom itam soobu nañu ci xeex coronavirus bokk na si li nga xamante ne moo di Agri-Sen di këru liggéeyukaay buy liggéey ak ñi nga xamante ne ñoo di baykat yi daal di fa maye ay jumtukaay yu am solo ñu xayma ko nag si lu ëpp 2 millions si suñuy koppar. Seydou Diatta. naam région bu diwaanu Kolda amagul cas positif waaye activité yépp lompoñ ci jamono ji fii ci diwaanu Vélingara béykat yi nekk ci bassin Anambé nag a ngi fësal seen njàkkare ba tax na woote gi njiitu réew mi woote ñeel faagaagal wopp bi ñoom it dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax. en tant que béykat yi en tant que jeune ñi nekkee ci département de Vélingara ñun tey bu jógee ci président suñu kilifa mooy ministre de l'agriculture gis nañ boobu tamee taxaw na woote na pare nañ pour xeex jàngoro bi et en tout cas dinañ ko xeex bu neexee yàlla. parce que li ñu gisoon ñun dañu leen soxla bu ñu leen wooyu dañuy wuy ñu li ñu bëggoon tamit dañu koy def mais gis nañ tey ñoom ñoo gën a soxla ñun béykat yi. bu weesoo dimbalante gi préfet douane gi na mën a def lépp lu mu mën ngir dakkal wallante bi ci suñu biir. ñu tàmbali di jaajëfal monsieur Diaby bi nga xam ne moom mooy directeur général bu Agri-Sen parce que comme ngeen ko xamee. depuis mois de mars bu mu tàmbalee ba léegi dafa mel ni dafa am benn ennemi koo xamante ni daal virus boobu nga xam ne moom la àdduna bi yëpp di muslu dafa dugg fii ci suñu réew muy Sénégal. képp koy organisation publique képp koy organisation privée ñëw nga autour du président de la République pour xeex ensemble ngir virus bi nga xam ne moom moo dugg Sénégal moo mën a génnaat si jàmm. donc lii mu def ni tey président de la République ci boppam moom moo ko ciy sant di ko ci gërëm. leen seetloo à chaque fois ministre de l'intérieur jël benn arrêté boo xam ne. dafay dugg dans le cadre de la lutte ñun au niveau départemental dañuy fexe ba arrêté boobu ministre bi ñu mën ko appliquer fii ci Vélingara. donte askan wi fi yeewoo tënku nañu bu baax a baax ci dogal yi nga xamante ne nguur gi moom la jël ñeel wàllum dem ak dikk bi amagul njàkkare bi ñu nemmeeku ci askan wi ñeel wàllum jënd ak njaay mi rawatina wàllum lekk ci marché bi. Seydou Diatta jërëjëf si noonee sax lañu ndax keppe bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar si nasaraan lay doon ngeen di si ànd ak Assane Gueye des leen ak suñuy programme seen kóolute mooy suñu sas jaa ngeen jëf.